maire nga firndeel ñu officiellement ci turu mairie bi lii ngay jébbal wala lii ngay jot voilà lan ak lan la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew. lii ñuy def tey nag mooy symbolique la ñuy def tey pour matériel bi nga xam ni moom la bonne volonté yi jàppale commune bi ak population commune Thiénaba dama boole sama bopp nag ci bonne volonté yi. lii ngeen gis nii du xaalisu maire bi man maa ko jënd ci sama xaalis pour jox ko commission bi mu yóbbu ko ci population bi noonu ma ko defee it ni la ko ñeneen defee jàppale nu pour man ko jox population bi vraiment ñu xeex feebar bi nga xam ni moo lëbbe àddina si loolu rek lañ doon def tey pour simple lii nag dafa yëpp li ci ëpp day jëm ci poste de santé yi parce que feebar bi au lieu kon ngay dem ci docteur bi mu lay xool di làmb sa yaram te xamul lu la dal mu di ko wàll loolu moo tax ma commandé 4 postes yi machine bi nga xam ni moo war a seet feebar bi muy 4 postes de santé jënd naa ci ñeent pour jox leen ko mu ngi nii tey thermoflash yi pour ñu jox ko docteur pour mu jox di gërëm ñëpp lii ñu gis léegi maire moo doon jël remettre li nga xamante ni moom moo ko jox pour askan bi jëlee ko ci gafaka boppam pour participer ci li nga xamante ni moo am muy Covid 19 bi pour nuñ ko mën a xeexee. ci kaw loolu bi nga xamante ni mbir mi am na maire def na benn programme d'urgence jël 430 000 jënd ci ay matériel ay détergent yóbbu ko ci daara yi jox leen mais ci lieu public yi aussi jox leen ko. bi mu ci jógee jël na 600 000 jox ko le docteur Ndione pour que mu def commande thermoflash nga xamante ni ñoom personnel soignant bi dina leen mën a dimbali nga xamante ni malade bi bu ñëwee dinañ ko mën a flasher te du ñu am benn contact ak ay gel ak ay gants ak ay masques donc loolu aussi def na ko jëlaat na maire aussi 490 000 jënd ci ay détergents moo nekk nii moom tamit pour jëbal ko comité bi mais tey dooleeku na ci aussi ay panne sans panne d'une valeur de 200 000 francs yoo xamante ni def na ko ci bërki démb aussi jox na waa service d'hygiène 300 000 francs pour ñu pomper dëkk bi yëpp jàkka yeeg ak marché yi ak lieu public yi ci biir commune bi yëpp loolu aussi def na ko les jeunes aussi jëloon nañu un lot de 114 000 francs ay détergents ñoom tamit yóbbu ko ci yenn dëkk yi donc loolu déjà mooy li nga xamante ne def nañ ko mu doon une valeur de 2 134 000 boo xamante ne déjà injecté na ko avant conseil municipal bi. kon yéen xaaru leen président de la république si ndimbal bi mu fas yéene joxe ak jàppaleen yéen fii Thiénaba déjà teel ngeen xàll yoon wi. waaw teel nañu xàll yoon wi parce que bi maire defee loolu ba pare dafa sax woo bonne volonté yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ni leen nag lii kat def naa ko mais bu ma sañoon ku ci nekk gis naa la ngay def mais ñu ñëw ñun ñëpp ñu boole suñuy doole en synergie ñu def ko ba nga xamante ni population bi dina ci gis boppam donc xaaruñu président dañ ne président naam am na lu muy def mais ñun suñu bopp nañu jël loo xamante ni dinañ ko def bu président ñëwee mottali ñu ci loolu. Merci en français monsieur Adama revenez avec nous. parce que loolu aussi defe naa ni bonne volonté yi gestes yi ñu def bëri na comme ni ma ko waxee woon ci benn plateau bu ñu defoon am na ki ñuy wax Ibra Fall di opérateur économique jël na 1 million de francs jox ko monsieur le maire ni ko jàppale naa la ko ci xeex bi ki ñuy wax Pape Demba Kandji aussi jël na lu mat 500 000 francs moom it jox ko maire ni ko jàppale naa la ci xeex bi mais comme ni ñu ko waxee léegi le président Abdou ñi ngi gis ngeen ko yéen léegi génne na une valeur de 500 000 def ko ceeb ñëw moom it ni monsieur le maire jàppale naa la ko ci xeex bi mais Khalifa Ndiaye bu Horizon 2000 defe naa moom tamit nee na dina joxe 100 000 francs pour que jàppale ko monsieur le maire ci xeex bi nga xamante ni moom lay def mais gis ngeen léegi le docteur Diallo léegi la fi génn moom aussi yëkkati na 100 000 francs jox ko maire ni ko vraiment jàppale naa la ko ci xeex boobu nga xamante ni moom ngeen di donc loolu yëpp doon ay bonne volonté mais conseil yi seen bopp ñu dégager aussi une enveloppe de 15 millions de francs conseil yi moom la ñu dégager pour ni dañ ko bëgg a jëndee dund jàppale ko askan bi mais ci biir aussi conseil yi ñoom it génnewaat nañ seen poche bopp def ay participation yoo xamante ni jox nañ ko d'une valeur de 300 000 jox ko monsieur le maire. ni ñoo ko jàpp. waaw appel nga leen di woo. waaw ci loolu aussi je crois que ni le député Diop Decroix indi na fi aussi une valeur de 400 000 chaque poste de santé jox na la 100 000 francs ci gants ci gel ci masque
yoo xamante ne def na ko ci 4 postes de santé yi fi nekk yëpp jàppale ko aussi monsieur le maire ci xeex bi nga xamante ni moom la ñuy def. Bac 6 aussi je crois que ni indi na fi indi na fi fukki saaku ceeb indi na fi ay détergents indi na fi ñaari saaku suukar aussi yoo xamante ni moom it jàppale na ko monsieur le maire c'est le premier adjoint moom it ak gel jàppale ko monsieur le maire ci xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex ci Covid bi waaw. am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi leen di digle waa deuxième adjointe au maire comme ni ma ko góor a rappelé moom it yëkkati na 50 000 francs joxe ko ci xeex bi. mais sunu secrétaire municipal bi moom it yëkkati na 100 000 francs vraiment jàppale ko monsieur le maire ci xeex bi. kii Gora Ndiaye moom it vraiment yëkkati na 25 000 joxe ko union des femmes yi nga xamante ne ñooy gérer omo bi ñoom it yëkkati nañ 50 000 joxe ko. Mori Gueye joxe na 25 000 Dangom joxe na 25 000 Adama Diop aussi joxe na 25 000 Gora Diagne aussi joxe na 50 000 donc yooyu yëpp doon ak monsieur Dangom mii moom it joxe na 25 000 yooyu yëpp doon loo xamante ni dañ ko dimbali maire pour ci biir. ñeneen ñi xaar loo leen wax ñu gaaw. waaw ñeneen ñi aussi dama leen wax ñu gaaw parce que lii mbir mi suñu xeex la ñun ñëpp ndax ku sañoon tey yow rek war nga mën a ki nga dëkkal. te nga xam ne wax dëgg yàlla néew na doole yow waroon nga mën a yëkkati di ko jox te xëy na sax amaana yaa ngi koy def mais suñu boolee suñu doole nii ba mbir mi mat dara ñu jël ko jébbal ko ñooñu je crois que ne dina doon loo xamante ni lu am solo lay doon donc ñoom ñëpp ñu ngi leen a xaar ñu ñëw incha allah rabbi. c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si commune bi yi ngeen jot tey si turu monsieur le maire. ban njëriñ la leen mën a amal ci xeex bi ñuy xeex ak jàngoro bi. jërëjëf asalaamaaleykum mbokku Thiénaba yi ginnaaw bu ñu nuyoo xalif général Thiénaba nuyu monsieur le maire nuyu aussi bépp dirigeant fii ci Thiénaba kontaante la ñu am tey si li nga xam ne monsieur le maire Talla Diagne def na ko tey. parce que def na geste bu symbolique def na tamit appel wuyu na tamit à l'appel du président de la République monsieur Macky Sall parce que donc dafa joxe ay directives pour que bépp collectivité territoriale appuyer structure de santé yi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriale donc moom loolu la def tey donc fii 4 postes de santé ñoo fi nekk muy Thiénaba Banadj Yaayaan ak Kër Yaaba Diop. poste de santé bu ci nekk gis ngeen ko présenté nañ ko sànq joxe na ay lot de masque thermoflash gants ak hydrogel donc mu nekk loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo donc loolu moom la ñuy jëfandikoo pour xeex feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus feebar bi amul garab lu ñu mën a def mooy ñu fagandiku maanaam def prévention bi te li mu joxe nii tey firndeel na ne moom taxaw na pour xeex li nga xam ne mooy jàngoro bi donc ñu ngi koy remercier di solliciter également ñenn ñi nga xam ne ay personnes de bonne volonté lañ ñu def comme monsieur le maire donc appuyer xeex bi nga xam ne moom mooy lutte contre le coronavirus mën na nekk dans le système de santé wala mu nekk ay appui yoo xam ne financièrement lay doon ou bien dans l'économie parce que gis nañ ne xeex bi dafa xaw a multidimensionnel donc dafa laal secteur yu bëri parce que fu mu nekk nii gis ngeen ne yu bëri liggéeyatuñu donc amatuñu lu ñu yóbbu seen kër yi donc gestes yi nga xam ne tamit ñeneen ñi def nañ ko muy ñuy joxe ceeb yeeg saabu yeeg tuuli nii loolu lu am solo la. ngeen wax population bi. donc c'est ça li ci des tamit ñu ngi féliciter l'honorable député monsieur Mamadou Diop moom tamit de quoi def na geste bu symbolique def na tour des postes 4 postes yëpp joxe fa tamit ay hydrogel masque donc pour appuyer postes yi pour que ñu mën a gën a xeex feebar bi nga xam ne mooy coronavirus donc loolu yëpp ñu ngi leen ci jaajëfal di leen remercier di leen wax ne bu dëgg sa yàlla poste de santé yi kontaan nañu donc tey normalement comité de santé yi dañu fa waroon nekk CDS yi Gora Ndiaye mu ngi nii moo représenté CDS bu Thiénaba donc yeneen CDS yëpp woo nañ ma wax nañ ne ñu ngi koy jaajëfal ñu ngi koy remercier ak ñëpp ñi nga xam ne participé nañu ci lutte bi nga xam ne mooy moom la ñuy xeex muy lutte coronavirus. dénkaan ay population bi loolu leen wax. voilà population bi ñu ngi leen di ñaax pour ñu gën a fagaw donc comme ni nga ko waxee sànq feebar bi amul garab li nga xam ne moom la ñu war a def mooy aaru bi nag mooy ñu rester chez nous donc ñu bañ a génn moytu tamit daje yi di sol ay masque
di moytu tamit booy sëxat ngay sëxat si biir mbooloo bi utiliser masque wala nga sëxat station di raxasu ak saabu. donc gis nañ ko ne lii ay loolu yoo xam ne ay saaboo ci nekk ak yooyu donc ñu jox ko population bi ñuy mën a raxasu saa yu ñu génnee saa yu ñuy lekk saa yu ñu génnee si toilette yi ñu mën a raxasu ñu moytu tamit joxe loxo. donc loolu tamit lu am solo la si xeex bi nga xam ne mooy coronavirus parce que gis nañu impact yi nga xam ne déjà def na ko te demaguñu fenn donc loolu moom musiba la war ñu seetaan feebar bi muy continuer di law ci biir dëkk bi parce que ñun pays en sous développement lañu nekk donc dañ ko war a xeex lu mu gën a gaawee pour jëlee ko fi donc loolu muy njëriñu askan bi jërëjëf.